wàññil soo bi ndeysaan yaram dafa daw dana woo gone yi ndeysaan ñëw fekk fi maam Jibi Njaay mu jiituñu lii mooy wane ni mag def na yëfu mag tey ndeysaan maam mi ngi si kanam jiite gone yi jiite na papa jiite doom aywa maam def nga li la war maam Jibi Njaay yàlla sa jàmm yàgg kuy tudd transport tey tudd Jibi Njaay kuy tudd transport tey ñaanuñu kenn waaye bëgg nañu transporteurs yi ni ñu nekkee ay chauffeur tey nga jàppale leen ba ñu nekk ay transporteurs parce que bari na programme yi fii ñëw dañ koy delloo transporteurs yi rek te transporteurs yi dëgg ñun ak ñoom benn lañu ndax man mii am naa ci oto yi waaye nag du tee nga wax ñi tax ñi amagul parce que am na ñoo xamante tey ñu ngi yaakaar ni mbiru transporteur kese la dama bëgg mu gën a yaatu ba chauffeur yi nga xamee ni ñoom ñooy dawal di fay traite yi parce que ku jënd oto tamit chauffeur nga koy jox chauffeur bi moo koy fay comme bu koy fay nag nanu jàppale chauffeur yi ba ñoom tamit ñu jéem a am seen yëf bopp bu ren jii ñu nekk chauffeur bu déwénee ñu nekk ay transporteur comme ñëpp kon maa ngi leen di nuyu di gërëm maire parce que maire mënuñu gërëm lu gën lii parce que au fond du cœur yóbbante chauffeur yi laay wax du ma wax lu dul yóbbante chauffeur yi lii lu ñu gaaw a te lu ñu bett la ndax lu ñu programmé wul la mais suñ ko programmé woon dëgg Mansour booy ñëw ñun ñoo lay jëli sa kër parce que nag lebal nga nu teranga bii nga ñu lebal incha allahu ñun daan nañu sax politique mais daawuñu politique yi nii mais incha allahu fas yéene nañu ngemb suñu tubay dugg ci dëkk bi te nag li nga liggéey dafa feeñ neexul nëbb parce que nee naa ku dox si trottoir daa dox si trottoir Mansour wala nga dox si tali Mansour kon gis nañu ni ngay defee ñun taximan yi tali yi ñu daan jànkonteel di dugg Balakos di fa am problème dugg Bayal bi tali yooyu yëpp nga defar ka hydrobase bi ñu amoon problème yooyu yëpp nga jël yoonu angle njëwal bi yooyu yëpp nga defar ka nga dugg nord sud wax dëgg yàlla ku yor oto yi war na mën a yàgg ndax oto bu baaxee rek ñun dañ ciy mën gis suñu bopp te Mansour ñu ngi lay gërëm te ndar gépp nga lay gërëm te ñu ngi lay ñaanal le 23 incha allahu taxi yëpp défilé si siège ba xam ne yaa gagné incha allah. mooy président Lassana Dière mooy président jeune transporteur du millénaire tàccu leen loolu les transporteurs du millénaire mooy xale yi nga xam ne ñoom dañu bëgg jóg màgg ngir fas yéene liggéey waxuma la sax Ndar mais liggéey ngir Sénégal jëm ca kanam Lassana Dière vous avez la parole. Salaamaaleykum salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di wane ni kontaan rek laa def moo tax ma may leen boobu maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis maa ngi nuyu Mamadou Mansour Faye monsieur le maire monsieur le ministre maa ngi koy nuyu maa ngi nuyu Cheikh Tidiane Ndiaye sama kilifa commerçant marché Ndar marché Njigéen di nuyu commerçant yi nekk fii yëpp parce que taxaw nañu ñoom ñëpp ñoo fi fees del ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen nuyu di nuyu sama kilifa transporteur yi fi toog Birane Seck Khalifa Ndiaye sama maam Jibi Ndiaye ñëpp ak ku ma limul di sant di gërëm ñëpp di sant fédération 3e millionnaire de la région de Saint-Louis ñoom ñu jël seen baat jox ma ka ànd ak man jiital ma dafa fakka suluñu yàlla dimbali ñu indil ñu lii bu fekkoon Mansour lu munu jox mu nekk ay góob si ñun ràmb nan parce que heure buy séddale rek dañuy sédd macha allah sédd nañu ay yoon fii am na taximaan yoo xam ne ñetti nit dem nañ fi Màkka yàlla ak bakkanu Mansour Faye te mosuñu ko am kenn mosuñu sax xoole ci dara
kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di ko sant di wax ni jafe-jafe yi nu amoon ci transport licence toog nañu fii parce que ay at 4 ans 5 ans amuñu licence yàlla dimbali ñu dem joytu ko ka mu dimbali ñu wax si taxaw si ba ñu am ay licence yaakaar naa génne nañu 600 et quelques licences macha allah kon ñu ngi sant dëkk baa ngi nii ñun jooyatu dara lépp lu ñu soxla Mansour mi ci taxaw nii may wax ak yow xam nga fu mu dem dégg ni taximaan yi assurance yi bokkuñu si tàgguwuñu dañu xëy rek mu woo ñu ñëw mënuñu may naa leen 1000 assurance taximaan yi yéen 1000 assurance la ñu may normalement tey dafa xat mais tey dañu waroon bokk si pour ñu jox ko seen borom parce que indi woon nañ mais xëy na programme bi moo xat moo tax jàllale wuñ ko kon ñu ngi sant yàlla baax di ko sant ñuy déet mu delluwaat 500 di waa gare routière jël leen muy 1500 te xam ne ni 1500 assurance xaalis la kon Mansour moom dañ koy bàyyi ak yàlla damay wax dara rek di wax ni waa Ndar nañu moytu juum nañu xam fi ñuy teg seen tànk li nu am ku ko am téeg dama leen di wax ni leen ku fi ñëwul ak ku ñëw na leen wax ni leen nañu moytu juum Mansour kenn du laajte lu mu fiy def kenn du ko laajte sànq la ñuy dox sax xam na ni Mansour am li nekkoon changé nag kon fi il faut nit ñi góorgóorlu ñu jàppale ka joxaat ka dëkk bi góorgóorlu joxaat ka dëkk bi ak anam bu mu gën nag ba nga xam ne ñi fi nekk naan mën a ñëpp bu ëllëgee daanu xam ne ñoom du ñoom parce que mosuñu am benn maire boo xam ne ci dëkk bi da lay romb di dawal vélo di dem nga am benn maire boo xam ni foo ko fekk mooy dawalal boppam boo ñëwee ci mbooloo foo téewee loxo mu taxaw nga leen wax dëgg rek te yàlla tax wala nga taxaw buntu bool si mu romb na dox jéggi garas baa nga jëm jàmm gën te nekk ministre nekk maire amuñu ko kon war nañu xam ki ñu am mooy doon mooy kan ñu jàpp suñu fukki loxo ak juróom ak ñu mu jàppale respecté ñu nag lu muy def ñun transporteurs yi commerçant yi ñëpp ndaw ñi bàyyiwul kenn loolu moo tax bi mu yàlla dogalee mu indi taxi yi ñu woo ma ni ma jox nañ leen 6 taxi ma jël taxi yi xool dëkk bi ñi fi nekk ñëpp 7 kuréel yi fi nekk mu nekk garage su Gagnool nekk garage su ñoom Mangor bi nekk fédération transporteur 3e millionnaire nekk président regroupement taxi yi ak GIE biir Pikine bi ak GIE nu mu koy tuddeeti garage su Bango ba mu mat 7 ñu jël ku ne ñu jox la benn kenn bañ ko miin ñëpp am parce que loolu la ñuy def loo lu ñu sant yi wax nañu séddale bu kenn mer na ñëpp am xaar leen am na leneen luy ñëw ñi ngi sant ñëpp ñi ngi jërëm ñëpp di nga taral loxo di nga wax di nga yow macha allah mention spéciale ñi ngi lay ñaan yàlla jàppale nga faluwaat ci jàmm continuer jàppale bi maa ngi jégalu wa salaam. di tënk li ñu wax ci nasaraan rek gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax ni tey dañ fi toog ci turu fonds de développement des transports terrestres am benn projet boo xam ni dañu ko lëkkaloo ak CETUD lëkkaloo ko ak MECTRANS jënd ay oto lu toll ci fukk ak juróom liggéey ci ak mairie Saint-Louis mais it jot ci ndigalu ministère en charge des transports pour ñëw xool nan la ñuy ñoŋale nan la ñuy soqalee transport urbain interurbain fii ci Sénégal de façon générale mais fii ci Ndar ak yeneen capitales régionales yi nan la ñuy def nan le ministère bi di def fond bi def ko CETUD def ko ak partenaires yi ñu àndal pour ñoŋalaat transport taxi yi urbain interurbain may wax rek ne ci ndigalu ministre en charge des transports ci ndigalu président de la République président Macky Sall bëgg nañu soppi xar kanamu transport terrestre bu Sénégal ñoo ngi ci ginnaaw bu ñu defaree ay autopont gis ngeen ko fépp ci Sénégal ginnaaw bu ñu defaree ay tëli yu mucc ayib président de la République le ministre en charge des transports dugal maanaam coppite goo xamante ni ñëpp dinañu gis ni day doon triptyque maanaam tali yi baax nañu autopont yi baax nañu ñu war a indi nag oto yoo xamante ni dañu mucc ayib lool. donc looloo tax tey ñu indi fukki oto ak juróom war ko jox ay ndaw yoo xamante ni dañ koy liggéeyee ndaw nag boo ko wutalee permis wëlbatiku jox ko oto wàccoo nga ak moom donc fond bi dina ci def lu tolloog téeméeri million waaye fond bi yemul foofu fond bi wàññi na taux bi ñu jëlee ko 8% indi ko 6,5%. taxi yi itam dina jar lu yées juróom-ñaari millions
donc ñi ñu koy jox ñu ngi ñaan ñu respecter remboursement yi mais itam ñu ngi leen di ñaax ñu di def entretien yi ñuy def maintenance waa Ndar nag tey mënuñu fi toog jiite fond bi ànd ak waa CETUD nuyu PCO nuyu EG nuyu ñi teg ci tribune bi yëpp nuyu le maire de la commune bi ñu dalal fii ci Ndar di ko sargal di ko jaajëfal ci liggéey bi nga xamante ni mi ngi koy def fii ci Ndar te ñu gis ni waa Ndar yëg nañu loolu ndax dañu naan lu taxi yi dinañu daw si tëli yu bare fii ci Ndar waaye tëli yooyu am na juróom benn fukki kilomètres yoo xamante ni ay tali yu bees la te mairie bi moo ko fi def 2014 ak léegi oto yi nag dinañu daw itam ci daw bu am sécurité ndax lu tolloog 2,000 lampadaire solaire yu bees dinañu aar taxi yooyu ba kenn du leen gàllankoor ba fu nekk mën nañ fa gaare te duñu am benn problème loolu ñu tàcc ko parce que loolu am na solo taxi yi itam fekkaat nañu ci dëkk bi lu tolloog 10,000 ak 2,000 lamp yoo xamante ni day leeral Ndar naññ mënuñu fi taxaw itam doon jiite fond bi mais it doon waa Ndar te duñu wax ci affaire politique di ñaan waa Ndar ni leen kii di maire bi di Mansour Faye dalal waa gan yi ñun ñi nga xamante ni ñoo jógee Dakar ñëw fi waa CETUD waa FDTT waa MECTRANS ak suñu mbokk seen Iran yi am ngeen chance bu rëy yéen waa Ndar parce que depuis 2014 ak léegi li fi Mansour Faye maire def benn maire masu ko def ci histoire Ndar ci histoire Sénégal di wax ni ñu koy assumer itam mënuñu taxaw fii te waxuñu politique ndax candidat yi yaakaar naa juróom-ñett lañu maire bi ak yeneen juróom-ñaar ci juróom-ñaar yooyu nag am na si kenn koo xamante ni mi ngi saaga ka ŋàññ waaye kooku duñ ko tontu parce que ku am xolu batterie kenn du la tontu ndax boo xefee rek batterie bi day déchargé wu te mën na jur musiba donc monsieur le maire ñu ngi ñaan mu am beneen mandat mu eggale liggéeyam loolu man politique maa ko doon wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mais aussi di wax en tant que maire mbégte bi ma am pour ñu mën a accueillir fukki taxi ak juróom mi nga xam ni moom la ñuy indil tey xam ngeen ci wàllum transport président Macky Sall daf ko def priorité surtout ci wàllum lu ñuy wax modernisation ak renforcement ci plan Sénégal émergent donc ñun bu ñu demee ba maanaam bénéficier wu ko duñ mën def lu dul sant ko gërëm ko ci taxawaay bi mais aussi sant gërëm les services du ministère du transport CETUD nga xam dafa am taxawaay bu yaatu ci wàllum accompagner maanaam les acteurs du transport def na ko Dakar def na ko Thiès def na ko ci dëkk yu bëri def na ko ci Ndar d'abord ci bus Tata yi xam nañ ko parce que Ndar amoon na ci wàllu boo xam ne ci ñeenti at yi téeméeri bus ak fukk daañu amaat yeneen yi nga xam ni juróom fukki bus yoo xam dana ñëw ci année bi di ñëw année 2022 bi ñu nekk tey jii bu accompagner acteurs yi ba nga xam ne ñu am ci taxi am ci d'abord première phase fukki taxi ak juróom da nga ko ci gërëm baax di ko sant waaye aussi di sant le fonds de développement des transports terrestres parce que ci wàllum financement bi daf ci dugal loxoom am na yeneen acteurs yu ci dugal seen loxo MECTRANS dugal na ci loxoom BN2 dugal na ci loxoom waaye aussi seen Iran bi nga xam ni mooy monter taxi yi daf ci dugal loxoom parce que bu ñu gungewul woon ci loolu xëy na lii duñ ko am donc acteurs yi nga xam ni ñoom ñooy bénéficier wu taxi yi d'abord mooy les professionnels yi nekk ci secteur bi les chauffeurs à travers seen fédération ak aussi à travers seen amicale ñu am ci juróom ñaari taxi GIE jàppale ndaw yi nga xam ni ñun ñoo ko tegoon formé xale yu bëri lu toll na ci ñetti téeméer xale ak juróom-ñaar fukk dafa leen ay permis tey jii GIE boobule am na juróom-ñaar taxi yoo xam ni daf koy mettre à la disposition de ces jeunes am na benn taximan boo xam ne temps yi passé
taxi am dafa lakkoon ñu jox jagleel ko benn taxi loolu yëpp nag dañ koy rafetlu parce que Ndar dafa nekk dëkk boo xam ni day màgg économiquement koom-koom bi dana yokk waaye aussi population bi dana yokk parce que bu koom-koom bu yokkee day yokkaale population bi parce que gaz bee tax fii ak 2023 dana tàmbali te xam nañu Ndar ni taxi moom macha allah Ndar na dëkk nekk na dëkk boo xam ne ci Sénégal amul Jakarta donc doomu Ndar yi dañu xam taxi di utiliser taxi donc tey ci première phase bi bu ñu jotee fukki taxi ak juróom di séentu ñetti téeméeri taxi fi lekk ay quelques at loolu duñ mën def lu dul rafetlu ko en tout cas sant ñi nga xam ne ñoo ko indi wax nag ni taxi jumtuwaay la boo xam ne liggéeykaay la donc ak ñu mën ko téye bu baax sàmm ko bu baax loolu dafa nekkul am solo d'autant plus que taxi yi nga ñu indi maanaam essence dana ko dawal gaz dana ko dawal donc ku ko yore diñ ci gën a mën a gagner parce que doo dépenser lu bëri ci wàllum énergie téye ko sàmm ko aussi nekk na lu baax parce que ku ko defar soriwul Thiès gi la nekk et que ñun ñuy aspirer xëy na fii rek ay at yu néew ñu indil ñuy usine de montage parce que bu dëkk bu demee ba tollay boo xam ni taxi dañu bëri war nañ fi monter usine de montage donc di terminer di remercier maanaam ñi ci dogal seen loxo yëpp te tudd naa leen mais surtout CETUD ak fonds de développement des transports terrestres